chers internautes, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons tous à Écho l'Essentiel. Écho l'Essentiel est le nom de notre émission, le premier numéro d'une émission de marque d'échange, une émission de chronique, de débat, une émission d'analyse que vous allez voir sur la MAF TV, la nouvelle chaîne qui va très certainement vous faire plaisir. mbokk yeeg xaritu internet yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te di leen siyaare bu baax di leen delloo njukkal ci biir njukkal boobu nag dañ leen cee lancé benn émission bu bees bu tudd Écho l'Essentiel muy émission bu yittewoo wàllu actualité tolluwaayu réew mi lañ ci waxtaane looloo sabab tey ñu indi leen émission bi leen ngir jéem a dab seen bànneex ñu delluwaat également di am mbégte bu yaatu di ci ànd ak tey le PDG Papis Mbaye Pape Galaye Mbaye ak ki nga xam ne mooy suñu consultant Ousmane Mbaye de en même temps le rédacteur en chef du groupe tey ñoom la ñu fas yéene recevoir ci seen émission Écho Essentiel ànd ak kooku seen télévision MAF TV kon xanaa duñ def lu dul jox ki nga xam ni mooy le PDG Pape Galaye Mbaye mu nuyoog mbokk askan mi ñuy seetaan. mais monsieur Kounta maa ngi lay nuyu di am mbég ak contentement di bokk ak yow plateau bi di nuyu sama xarit Ousmane sama mag di chef rédacteur télé bi di nuyu téléspectateur MAF TV yëpp di baalu ñëpp ak ci weeru koor bi ñu nga xamante ni daanaka mën nañ ne tey lay jeex mooy séntu bu njëkk ñu ngi siy profité waale di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak tey ñaan yàlla daf jàmm ci réew mi bitim réew bi ñaanal télé bi di yàlla daf ci jàmm ba fi mu bëgg liggéey bi ñoom mu àgg fa ñu àggale ko fa. jërëjëf de PDG Ousmane ñu ngi lay nuyu di la jox kàddu gi nga nuyoo ko mbokk yi nga xamante ni ñooy mbokk internet yi. jërëjëf monsieur Kounta ñu ngi lay nuyu di bëgg ci invité bi nga invité ci plateau bi di nuyu suñu PDG Pape Galaye di ñaan suñu borom rek yéene bi ngeen am ci télé bi mu dem ba weesu njortu ñëpp. di ñaan tamit lépp lu ñu fi def rek dana doon yu neex téléspectateurs yi. di sant bu wér ci fekke bi ñu fekke jotaay yi. di ñaan it ci weeru tedd bi comme ni ko sama naataango bu waxee mu doon weer woo xam ne mooy saafara feebar bi fi. ñu tàggoog moom ba foofu ba ñëpp delluwaat seen nit. jërëjëf suñu rédacteur en chef suñu en même temps consultant kooku di Ousmane Mbaye kàddu yi am na solo waaye may fàttaliwaat rek ne tey ñii ñooy suñu invité du jour ñoom la ñu fas yéene dalal tey ci seen émission bii ñuy wax Écho Essentiel ngir fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu actualité ba tax na tey ponk bi ñu war a waxtaanee doon ponk bu essentiel ponk bu am solo muy les mesures d'assouplissement yi nga xamante ni kii di le président de la République Macky Sall jël na ko falee ñu géetu moom la ñu war a waxtaanee waaye balaa ñoo gën a woyalee waxtaan bi bëggoon nañu ñu def benn jàngat bu ndaw ci li nga xamante ni actuellement mooy mbas mi daal suñu kaw di le Covid-19 coronavirus mu doon loo xamante ni bouleversé na perturbé na suñu quotidien tey daal laa bëggoon balaa ñoo gën a xuus ñu jox ki nga xam ne mooy suñu consultant bi suñu lépp mu am benn jàngat bu ndaw bu ñu ci defal ndax gis nañu boobu ba léegi cas yi ñu ngi gën a yokku décès yi ñu ngi gën a yokku ndeke ni démb am nañu li nga xam ne mooy plus de 33 cas ñu jàpp ni xëy na peut-être yëf yi am na beneen genre doxalin boobu laaj. jërëjëf monsieur Kounta li nga wax dëgg la mais dama bëgg nga may ma balaa may tàmbali sama kàddu ma jiital kàddu cant jëmale suñu borom ndax di mbir moo gis dafa war a am jàngat suñu borom boo ci def mënoon na fay gën a metti nag pardon mënoon na fay gën a metti ndax bu ñu xoolee li xew bitim réew dafa xew yëpp ci ñuy faatoo yi mbir mi demee ñun mu demee fii nii nag sant yàlla donc sant ak cant lañ ciy jiital beneen bi di jaale ñi nga xam ne am na mbokk yu ci wàññeeku di ñaan suñu borom tàbbaleen ci àjjana yi gën a kawe ñi nga xam ne ñoo tawat yàlla fëgg seen bopp dañu dellu seen njaboot waaye benn wax bu gàtt rek laa ci wax monsieur Kounta daal li ma gis ngir xeex ngir mën a taxawu feebar bi ñu jóge fi mooy nit ñi nañu gëm ni feebar bi am na te ñu fonk ñu médecin yi wax mooy jéem a ku nekk fegu sa bopp fekk seen njaboot te lii ñu fay jóge ñu ñëpp def li ñuy wax les méthodes préventives man gisuma leneen loo xam ne ci sama gis-gis war na mën a tax xeex ci gaaw na nit ñi xam ni feebar bi am na ba pare ñu ñoom ñëpp ku ci nekk taxaw ci ni mu ci war a taxawee jóge fi ak jàmm. jërëjëf Ousmane ci kàddu gi nga leeral am na solo waaye monsieur Mbaye Pape Galaye dañ lay jox kàddu gi rek yow di nga am loo ci sànni ndax gis nañu boobu ba léegi fi mbas mi duggee daanu ci suñu kaw boobu ba léegi gis nañu taxawaay bi ci autorité yi taxaw
nga xamante ni ñoom tamit ñoom yaa waa kër docteur am na vraiment cawarte gu am solo gën ci wane ba tax na lépp luy mesure tamit tegoon nañ ko ci disposition population bi mais day mel ni que après li yëf yi demee nii daal day mel ni que respecté te ñu li nga xamante mooy la distanciation sociale les mesures barrières ba tax na loolu jàpp naa ne ci jàngat ba ndaw moom moo gën a yokk li nga xam ne mooy kaawu coronavirus yi ñu ngi gën di multiplier dem jiyee yi muy def tamit muy rey gi muy rey tamit mu ngi gën di yokk tey jii ma leen laaj yow loolu ana noo ko jàngatee. waaw DG ni nga ko waxee moom leer na sama mbokk mi wax na ko mooy respecter mesures barrières yi parce que jàpp naa ni Sénégalais faaw ñu xam ne feebar bi am na. feebar moom am na kenn waxatul lu ne li si des mooy ñu respecté ko maanaam mesure barrière yi ba li nga xamante ni mooy feebar bi mën fay jóge voilà bu fi jógewul sax carrément mu wàññee ko ndax suñu borom moo ko fi indi tey moo ko fiy jëlee mais mesures yi daal jàpp naa ni buñ ko respecté dina wàññeeku di gërëm tamit ñi nga xamante ni ñu ngi ciy jéem lu mën ak lu mën muy nguur gi di wax tamit opposition bi ñu gën a ñëw xam ne lii moom dañoo toll ci période boo xamante ni du période de politique. période boole doole boole xalaatee la pour mbir mi mën a jëm kanam état tamit xam ne lii du mbiram moom kese. mbiru àddina yëpp la kilifa diine opposition ñëpp ñu woowaat ñëpp ñu toog ñu waxtaan xoolaat beneen décision boo xamante ne mën nañ koo jël ba affaire yi mën a wàññi. voilà loolu daal amoon na ma ci yow. jërëjëf ñu xoolaat yeneen décision ak yeneen yoon yoo xam ne bu ñu ko jëlee xëy na peut-être yëf yi dina wàññeeku Ousmane ci loolu rek ma ci xaw a tax am benn taxaw tuuti ndax li mu ko waxee rek noonu la demee gisoo ni xëy na peut-être war nañoo gën a renforcer li nga xamante ni moom mooy mesure yi nga xamante ni moom la ñu war a jël ngir xeex li nga xamante ni mooy mbas mi daal suñu kaw ndax su ma juumul daal mel ni xaw na manqué tuuti wala boog nit ñi dem nañ ba jàpp ni affaire bi amul. wala boog affaire bi nekkatu fi. waaw gis nga foofu dinaa ci leeral tuuti rek nit ku toog tey jàpp ni feebar bi amul lii nu ñu tudd irresponsabilité fa la tàmbali ndax loo xam ne le xalif général des mourides yëkkati 200 millions dimbalee ko état nga gis yow bitim réew ni nit ñi faatoo nga ne amul yow bokk nga ci ñi yow lawal feebar bi yow. nit da ngay conscience ci dara conscience mooy nga ni kat lii kat am na waaye lii am nag dama yàlla dimbale ba li ma ci sant dinaa ko def man foofu laa bëgg a waxee c'est-à-dire que ni nit ñi na war a conscient ci ni lii lu am la conscience boobu mooy indi nga mën a respecter les mesures barrières parce que da ngay gis koo xam ne sax dama la koy wan monsieur Kounta da ngay gis koo xam ne masque ngeen baal ma je te montre yow nan ngay takkee masque nii doo war a takk si masque nii da ngay xam nii lay def masque mais lii ci lan la lii ban sens moo sax nga takk masque non dafa am yoo xam ne lii yow dama leen daan takk gisu leen ko wala ku def nii masque am nii nga ngeen baal dafay foog nga war leen ko koo xam ne masque am lay jël takk ko ci benn nopp bi nii mais dafa am yoo xam ne c'est des signes yoo xam ne nit ñi ñoo war a xam ne lii du ay caaxaan. kon foofu laa waxee c'est-à-dire que les gens il faut qu'ils ñu xam ne lii lu am la ñu mën a ku ne jël sa matuwaay ngir ñu gën ci ku ne dem liggéey mais lii metti na xam nga ne ñëpp toog wala dem munoo dem mais lii ku ci koo xam ne yaa ngi koy sàggane xamoo lii mooy la waaw loolu rek laa la ci wax. dëgg la li nga wax am na solo waaye ba tey dañuy jëlaat kàddu gi delloowaat la ko tey daal ma bëggoon nga xam ne tey bu fekkoon da nga am looy jàngale wala boog looy soññee ana nga yan kàddu lay doon. ci nga xamante ni ñoom ñooy waa kër docteur acteurs yi nekk ci actuellement ci terrain def liggéey ba am solo ci mbas mi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy la population sénégalaise. waa kër docteur chapeau nga xam na tax man la docteur waa gis nga docteur yi moom li ma bëgg mag président daf ko rek mooy renforcer seen am-am renforcer seen nekkuwaay defal leen ay promotion ndax gis nga xeex bii. yow ñoom ñoo njëkk a exposé parce que ñooy nekk ak malade yi ñooy faj ñaata lañ wax ni ay docteur ay kii la feebar bi dal na leen. en Chine ki nga xam ne moo njëkk a feeñal kii wu nu mu tudd feebar bi. te gars yi doon ko créer c'est un jeune. ci feebar bee ko rey ñaata docteur ñoo si dee. te ñooñu ñëpp lan moo tax dimbalee
daf seen liggéey moo leen ko waral waaw léegi ñooñu est-ce que duñ leen bàyyi xel ñaata policier ngay gis ñuy fanaan ci mbedd mi wàcc seen njaboot yow nga tëdd salal di def lu la neex Sénégalais ñoo war a conscient mooy ñu ku ci ne xam ne lii kat naa ko def sama xeexu bopp pour mu jóge fii moo tax man la lu dul prévention le mot prévention mooy dindi feebar bi fii du ay milliards du ay coow guddeeg bëccëg nit ñi ñooy conscient lii am na ku ne def li nga war a def mu jóge fi man daal foofu laa tax. jërëjëf Ousmane ci leeral yi même maanaam xam naa ni benn laaj ba lay doon rek yow it monsieur Mbaye ana loolu yow it ñoo ci sànni message bi nga xam ne xëy na peut-être dañu amal njëriñ. nga mooy li sama naataango bi wax rek mu jéem a xoolaat doxalin bi waaw ndax mbir mi xoolaat doxalin bi parce que wax na ko léegi ci biir waxam feebar bi du feebar boo xamante ni dañ cee war a profité ngir di ci wut ay koppar parce que tey jii daa doon benn mbir moo xamante ni ñii ñu ngi ciy profité di ci politique jaaree ci pour xaar faay ak politique si mais ñii ñu ngi profité di def seen gafa fàtte nañ askan bi kon mbir la boo xamante ni dana war a xool askan bi d'abord ndax wax mooy li mu wax du feebar boo xamante ne ay milliards moo ko fiy jege organisation moo ko fi mën a jëlee respecter mesures yi teg ay sanctions yoo xamante ni képp koo xamante ni respecté woo ko ñu teg la ay daan voilà dama doon ay sanctions yoo xamante ni tamit day méngoo ak li nga xamante ni noonu la dëkk bi di doxee waaw surtout ci wàllu économie. surtout ci wàllu économie ñu doon kàddu bi Papis daanele waaye loolu dama naan genre parenthèse la woon rek ndax lu mënta ñàkk ndax da di actualité te dafa doon loo xamante ni tey jii moom mooy li sabab suñu ponk bu ñu war a waxtaanee te muy mesures yi nga xamante moom la président de la république jël mu doon ay mesures yoo xamante ni vraiment ni ko nit ñi définir bàyyi nañu ndax ci liñ ci njëkk a jàng rek mooy li nga xamante ni mooy ubbite l'école bi ñu jëm jàpp ko ci ñaari fan ci weeru juin kii di Macky Sall le président nee nañu école dinañuy delluwaat ci l'école yi jàngi muy benn ponk beneen ponk ubbi na luuma yi ubbi na marché yi ubbi na li nga xamante ni également mooy les lieux de culture mosquée yi jumaa yi et cetera les églises vraiment am ñu bare taxaw def benn ñàngat am benn seetlu bu ñu taxaw def ni est-ce que Sénégal nekkul ni le premier pays bi nga xamante ni moom moo renoncé presque totalement ci li nga xamante ni mooy mesure yu ñu jëloon di xeex bii nga xam ni mooy feebar bi fi nekk di ñu lëmbe boobu ba léegi gars yi bari gis ni daal Sénégal dafa jëlaat lépp rek dugalaat ci biir ndox mi ana loolu moo koy jàngatee PDG. waaw ni ma koy jàngatee bëri na ndax boo xoolee président bi muy def discours man xaaruma woon foofu discours am jàppoon naa ni discours bi day gën a wàccewaat heure bi gën a tegaat yeneen mesures parce que bi muy jël discours bu njëkk bi kaa yi bëri woon benn dese lan amoon tey bu ñu demee ba àgg ci 33 dese xaw ma 35 dese kaa yi di gën a bëri jàpp naa ne foofu mesures yi dafa war a gën a yokk mais tey jii bu fekkee da nga ni delloo si nga luuma yi marché luuma pour ñu ko xam luuma mooy marché boo xamante ni fu ne la waay di jóge ci dëkk bi am na yoo xam ne sax dañuy jóge fi frontière yi ñëw daje ci marché boobu ku ne indi li nga am nga jaay ba 19 heures ku ne jëlaat say bagage ñibbi est-ce que xam na luy luuma nga ubbi marché yi ne bàyyi nga ñëpp ñuy dox benn jour daal lan jàpp ne jour boobu jour nettoyé la ubbi jumaa yi mais il faut bi ne ubbi na jumaa yi dañ ne 12 personnes comprendre te boo xoolee lieu yi ñuy daje yëpp jumaa moo ci gën a am temps bu gàtt ndax jumaa mi mënu faa yàgg ba dafa 5 minutes maanaam ni ñu concentré wu ñoom jël ay mesures ci jumaa yi jëluñu ko sax ci marché yi ak luuma yi ak yeneen lieu daje beneen bi stop foofu lu ñu war a xoolaat ñu wax école yi président dafa war a xam ne ñun bokkuñu ak pays tubaab yi nga xamante ne ñoom seen classe yi 10 personnes ngay gis ci benn classe ñun suñu classe yi ay 50 nangam personnes nga siy dégg da koy sax ëpp parce que yow jàngalekat la gis nga ni da koy ëpp kon tey jii am na ci loo xamante ni boo xasee ba nekk ñii ñooy jàng ñii duñ jàng loolu amul sens booy ubbi ñëpp jàng wala nga tëj man gis naa ni li muy bañ te kenn bëgg ko tamit mooy année blanche dafa war a am parce que cas yi mi ngi gën a yokk
kaay ñu gën a yokk lépp di gën a yokk président bëgg a renoncer lii dem ba population bi li ci war kiyatu ko mu mel ni ko dégager ay responsabilité loolu un leader waroo doxee noonu ci li ma jàpp moom bu mu demee ba nga xam mënatul woon lii rek dafa waroon faa jaaree démissionné voilà. très bien Ousmane ma lay jox kàddu gi rek di la wax yow tamit naka nga gisee kàddu gi il faut pas xam nga nag PDG vraiment man PDG man damay xalaat est-ce que du koor gi ko jàpp parce que gis nga man gis nga ba moom am li muy wax y a une part de vérité mais il faut mu gën a xóotal analyse parce que gis nga njiitu réew dafa nekk lu ndaw fi mu nekk moom boo ko waxee sax ñu jàpp ne da ngay politique non journaliste nous sommes là pour analyser nous sommes des analystes c'est-à-dire notre but c'est de leeral li leeru man damaa jàpp ni moom le président Macky Sall xëy na pression extérieure bi koy topp du sax ñu koy pressionné dans le sens nu mu ko bëgg a waxee péjoratif mais pression day sóoraale parce que doomu aadama la daa am xel am yëg-yëg xam nga tey boo xalaatee ne man maa ngi tedd di nangam am koo xam ne mi ngi ci njabootam mënut a lekk nit la nit la da nga ne naa jéem a def benn effort sax jéem a déconfiné wàññi affaire yu tuuti pour mu woyof parce que lu may nag c'est clair li mu ci waxoon dañ ni lu may ci biir département bi lay am donc ñi nekk ci département bi mën nañ ñëw jaay si nga xam ne day wàññi parce que lu may. mais loolu amul sens. waaw déet mais tamit marché luuma moom noonu dañuy lee xam nga tey jii marché luuma moom boo ko waxee li ci dëkk bi taxut. mais li jóge ci biti di ñëw moo tax ñu naan luuma. foofu laa jëm comprendre mais boo nee luuma ci biir dëkk bi lay am amul sens. loolu amul sens. waaw dama bëgg PDG. amul sens waaw gis nga débat. dan laa jox sa sang bi ngay wax ko doguma la. danga may bàyyi ma développé. mais su ma paree nga joxe sa résolution. parce que yow li ngay wax ci luuma. moo wax nga nee nga luuma yi sax fu ne la ñu jógee mais xanaa xamoon ni sax am na loo ci fàtte yow. man luuma yi am ñoo xam ne luuma bii la ñuy jógee dem ci beneen luuma. jóge ci beneen luuma dem ci beneen luuma. man am naa ci benn sam benn waay boo xam ne noonu la doon def. ba pour ñu changer yëre bu ñu sol sax pour ñu changer sax seen yëre yi mun da ngay gis ko ci liggéey semaine benn yëre. kon xam na ni luuma mais boo bàyyiwaatee loolu am mais catastrophe lay jur. yow frontières yi dama lay jox benn idée ci frontière lan lañ njëkk am des cas importés bi ñu tëjee frontière gis nga cas importé mais il faut des mesures mais nag boo toppee mesures yi di nga dem ba bu corona bi jeexee nga am beneen feebar bu gën a garaaw corona fin la fin non dafay leer il faut nga sóoraale aussi sa population sóoraale tamit ñu dëkk bi bindoo foofu loolu rek laa ko ci leeral. waaw mais tamit may fàttali ni nga xëy na tamit mesures yi tënkuwul rek la nga xam ne moom mooy luuma yi. ndax waxal ko lépp ci ay biir waxam école bi mi ngi fi mais tamit jumaa yi ñu ngi fi. jàkkee ñi ngi fi ak li nga xamante ni moom mooy église yi ñu tamit def benn jàngat nii bi muy jógee ki nga xam ne mooy le président def discours bi nga xam ne mooy mesures yi mu dégagé yëpp gars yi ba dañoo taxaw ni li mu def day ñu rek genre faites ce que vous voulez. non donc la preuve dama lay leeral. am na ci kilifa yoo xam ne li président defuñu ko. le khalife général des Tidianes jàngu bi. ñoom nee nañ duñu julli ji. c'est pas une force. c'est une proposition qu'il a fait par rapport à la situation allégée. mais loolu day xaw nuroo ko ci maanaam si nu ma ko déggee nii ki nga xam ne moom mooy président moment bi muy jël mesure yooyu muy décision yooyu noonu dafa mel ni que dafa céder à la pression. des religieux xam nga lu lay wax ni loolu. non parce que day mel ni religieux yi actuellement parce que religieux non il faut bu leen ma wax loolu ma waxul. bu leen ma wax loolu ma waxul je vous dis que le président benn mu dama lay jox benn expression bu ma wax apprendre à vivre avec le virus. loolu même les pays développés ñu ngi koy def gis nga virus boo ko toppee ba mu jeex virus est-ce que nit ñi xam na lan mooy virus. virus du dund. yàllaa wane doole lii virus du dund amul dunduwaay day adapté wu ci dara di màgg foofu donc ki indi loolu indeegul lu ko saafara mais da ngay naxante bi mooy il faut ngay sóoraale tamit économie bi mais économie bi dégg ñu naan ba dina dem ba moins 3% est-ce que amul lu ay moins de 3%. loolu c'est des économiques doo xam ne nit tubaab yi lañ ci mën a jël ci seeni keesu banque mondiale di xëpp ñun amuñu ko ñun lépp la ñuy dundee subaab ngoon dañuy lépp. mais nag nga jéem a def moyen boo xam ne di nga mën sa population mën a nooy tuuti mën a dund sax mais nag boo toppee ni tëj lépp mais lu mais que nga waxoon doo jaay léegi ñu ne la mën nga jël sa xar jóge sa kër dam ci pénc ma ngeen daje fa jaay moo gën bañ a jaay
nan mu mënti dëgg boo amee loolu santal ba keroog muy si jënd ko foofu laa waxee foofu laa waxee mais nga baal ma mbirum nu mu tudd ouverture école moom ànd naa ci ak PDG parce que les enfants c'est des ñoom ñoo gën a gaaw a mën a sans joxe feebar ba pare c'est des nu mu koy waxee ay feebar bi am na ñuy wax nu mu tudd asymptomatique c'est-à-dire que ñoom mën nañu yor feebar bi di ko développer te du génn te duñ tëdd donc loolu moom nañ ci xoolaat loolu moom ci je demande à la tutelle ñu xoolaat ko parce que tamit bàyyi xale yi ñu dem jàngi feebar fa mu indi ay problème loolu moom ànduma ci jërëjëf loolu àndoo ci muy ay kàddoom yu mu tëjee ci lii nga xam mooy jëm ci wàllu l'école bi waaye ba tey ci ay biir kàddoom dafa mel ni que dafay xaw a daw wax ji tuuti ndax li ma ko laaj ba léegi tontuwu ci dama ni moment yi nga xamante ni président bi di jël mesures yii dafa am ñu taxaw ne lii président def mooy faites ce que vous voulez je m'en fous je m'en moque mu mel ni que comme si que benn instant moom dafa cédé ci à la pression des religieux wala boog dafa ba ci biir am taxaw ni li mu def dafay niroog fuite de responsabilité tey jii ma lay laaj monsieur Mbaye Galaye loolu ana noo koy jàngatee. gis nga li nga wax noonu mooy loolu la rek mënu ko weesu parce que tey jii da cee am loo gis nga nit li mi ngi wax léegi naan apprendre à vivre avec le virus te loolu docteur yi ba nga ko waxee yàgg na loolu bi nga ko waxee yàgg na docteur yi génn nañ fi ba taay présenté wax ñoom ci ban district la ne wax ci virus bi ne mën nañ dund ak moom virus bi sax war nee na ñoom war na virus bi doon na virus boo xamante ne war ñoo toog danoo war di dox pour muy parce que ñun suñu peau mën na ko tenir. dafa doon loo xamante ne loolu c'est pas vérifié. non mais taxal il faut que gis nga lu ñu wax leer c'est pas vérifié. loolu fii lañ bi ñu démarré fii lañ ne du dal nit ku ñuul ak du dal bëggul tàngoor. ma ne virus bi a ngi nii di rey nit ñi nan bàyyi yooyu. fake news yooyu nan ko bàyyi li ñuy wax na leer fii moom lu ñu fi wax day leer. non monsieur Gouta damaa bëgg mu leer fii lu fi wax lu waay wax mënoo ko wax te mënoo ko leeral jarul ko fi yëpp. voilà xam nga wax ji may wax du wax joo xamante ni man maa ko wax parce que man daf ma sant mais docteur yi ñoo ko wax. comprendre nga non docteur yi ñoo dafa déglu xam nga tey jii boo duggee ci net bi di nga gis ñaata docteur ñoo def ay vidéo ñaata docteur ñoo def ay vidéo di wax ci feebar bi mais bëri na xam nga tey jii lii nii xew nii daa am lu ko jiitu woon gis nga tey jii koppar yi nit ñi jël jox ko président joxuñu ko pour mu téye ko di ci internet ay nit am na leneen du mu waroon comme la mais hôpital lii suñu hôpital yi dañ leen a war a defar koppar yi nga xamante ni moom lañ rek yi dañ ko war a defar ci hôpital yi dañ leen a war a defaraat matériel bi ci war ñu def ko ci parce que koppar yi feebar moo ko tax a jóg kon koppar yi bu ñëwee rek warul jëm fenn fudul ci hôpital yi xam ngeen ni suñu hôpital yi dara baaxul. mais est-ce que moment bi la. non mais moment bi la parce que feebar bi dafa laaj matériel xam nga tey jii resto yi ñuy jënd ci internet yëpp bu ñu defaroon suñu hôpital yi ba matuwaay bi ci war ñu def ko lii yëpp du ci am mais koppar yi pour santé la nañ ko def ci santé. pour santé la nañ ko def ci santé waaye dañoo taxaw am benn jàngat bu gàtt rek ci nga xam ni moom mooy lii di mbas bi du coronavirus li waral tey ji président jël ci mesure yu mu ci jël mais dañoo gis ni bi ndogalee amee boobu ba léegi benn genre divergence da cee am ñu gis ni bi président joxee li nga xam ne moom mooy ay mesure am gars yi d'accord ñu ci ba tax ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa kër docteur amal nañ ci li nga xam ne mooy ay critique ci li nga xamante ni moom mooy décision bi président bi jël ndaxte dañoo gis ni seen liggéey bépp bi ñu commencé boobu ba léegi ak li mu jël day mel ni comme si que dana gas kàmb rek sottiwaat ci lépp mel ni comme si que éternel recommencement lay doon loolu Ousmane may laaj ana noo koy jàngatee est-ce que ñi nga xam ni ñoom lañ dénk waa santé bi war nañoo mën a taxaw di amal yéen nii wala est-ce que tamit ñii di gouvernement bi amuñu njuumte moment bi ñuy jël xeetu décision yi nii. waaw xam nga gis-gis yi nag monsieur Kounta foo mu wute ci mais man ànduma ci wax yooyu. ndax il faut être très vigilant. gis nga man lu mel ni feebar bu demee nii nit ki ka nga soit nga nekk docteur ka nga nekk nitu politique ka nga nekk nitu religieux waroo xaar kenn di la ci woo man loolu si gis boo amee looy wax wala nga am looy indi ci xam-xam wala ci nangam da nga koy def ngir yàlla mais
am na ci ñu bari ci domaine yëpp laa la wax am na ci ñu bari yoo xam ni seen wax ñii bëgg wax di ñu wax bëgg ñu feeñ bëgg ñu xam ne ñooy diw peut-être fay ñu woon ñii daf ci am lu ci laxasu. maanaam genre wut tur wala. waaw am na ci ñoo xam ni am du ñëpp mais am na ci ñoo xam ni même ci wàllu te gis nga wax naa la ko nee naa la dis nan moytu pandémie ñu koy politiser du palaasam. du palaasam donte bi nga xamee sax président wax na loo xam ne yow àndoo ci wala gisoo du sa gis-gis tontu ci wàllu gis-gis ci xam-xam nit ñi kat joxe sa loo xam ni kat moom bu ko déggee ne ni kat mën naa basé wu ci waxu diw mais pas nga koy gor wala naan non non bu ko cee profité di politiser nit ñi nanu moytu loolu ci pandémie bi waaw nañu ku ci ne boo amee xam-xam wala nga am loo ciy wax ngeen joxe ko gratuitement ngir population bi ak ngir njàng bi loolu rek laa ci wax. jërëjëf li nga wax am na solo waaye ba tey dañuy des ci point boobu noonu ndax dafa am solo ndax divergence bi wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo am lu leen metti nekkul waa kër docteur rek dañoo gis ni tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa opposition bi tamit mel na ni ñu taxawaayu ku wan ginnaaw kii di président Macky Sall te bu ñu fàttali ko tuuti bi feebar bi di tàmbali depuis le mois de mars. indi woon na fi benn genre concorde nationale boo xam ne kéemaan la. kon tey mënuñoo bàyyi ba dem ba toll fi nga xamante ne mooy phase bi nii président jël ndogal li muy jël ngir jéem a bàyyi tuuti nit ñi ñu xaw a am benn genre. nooyi ñoom ñi taxaw bii du yoon. parce que moment bi ñun la man bokk ci laa gis ne ci la président bi ci la àdduna ci la li nga xam ne mooy la population sénégalaise soxla li nga xam ne ñoom ñooy waa wàllu politique bi. kon donc bu ñu taxawee ñi rek di indi ay camp ñii d'accord ñi bañ a d'accord day xaw ne day am neneen li muy mel wala boog kéemaan la daal ana loolu noo koy jàngatee. waaw xam nga tey jii dafa am loo wax nga ni lu mel ni benn côté opposition bi ñun dañoo wan ginnaaw état ñoom seen bopp lañ njëkk a wan ginnaaw. opposition ñoom seen bopp lañ njëkkee wan ginnaaw. parce que tey jii ñoom ñi ñu àndal ñi nga xamante ni ñoom lan yaakaar ñoom lañ gëm ñoo leen di nekkal ci di leen bëccëgal di leen guddil ñoo leen di opposition bi leen njëkk a wan ginnaaw. kon bu ñu wanee ginnaaw état safewut parce que tey jii dafa am lenn lu mu war a leeral mu bëgg ñu wax si tuuti rek gis nga nit balaa ngaa attaqué day fekk yow li la war nga def ko ba pare man même bu ma d'accordul ak président ni muy doxee maanaam d'accord bi néew ma ni muy doxee baaxul mais na ko gën a defaraat. ñoom am na ci ñoo xam ne d'accord ñu ak ñoom nan li leen war nan ko def ba pare. li leen war mooy ñoom déjà am ban opposition kenn ku nekk ci opposition bi nga dégg ñu ne la def na ay don wala def na lii wala def na lii ci hôpital yi wala foo ko dégg am na ñu koy def xëy na. waaw yow déedéet xam nga tey jii bu doon campagne bu doon campagne politicien bu doon campagne tu la mayee 100 francs 100 francs yi balaa la ngaa jox addina yëpp dinañ xam ne mi ngi lay jox 100 francs mais lu tax léegi mbir mi demee nii nga naan pour mbir gis nga Sénégal boo fi mayee nit 100 francs dina génn Sénégalais moom xaw ma lan moo nekkul ci moom mais loo ko defar dina taxaw ko Sénégalais moo mel noonu dëgg mën nga ko waxal lu ne mais loo ko defar am na ngorob taxaw ne la defal na ma nangam gisu amu fi lii lan doon xaar mooy erreur am ban na ci dagaj gis nga man benn côté kër docteur bu nu kaasee man dama leen di déglu lan moo tax ñu kaas parce que man xaaral tax ma leen di déglu parce que ñoom lii seen période la maanaam mbirum docteur la bu ci docteur kaasee rek déglu ko même buy wax safaan sax dina ci am lenn loo xamante ni boo ko jëlee utiliser ko dina la jariñ comprendre mais keneen koo xamante ni nekkoo ko docteur li nga war a def mooy indi sa participation ak jéem a xool nan lañ mën a xoolee ba affaire yi deñ mais bu déglu dem waa kër docteur lañ war a déglu moo tax ñoom bu ñu kaasee nan leen déglu nan leen laaj lan moo tax ñu kaas nan lañ ko gisee ñu waxoon ñu xool ñu dem ci loolu pour pandémie bi jóge. parce que ñoom seen critique nee nañu mesures yi ñu jël wala ñu ko woon a jël wala boog ba doon ba koy jël wala ñu xool ni ñu waxtaanee ñoom. mooy dama la doon wax sànq ne la parce que day mel ni. yëf yëpp dañ ko daal rek dugal ko ci biir. mooy dama la doon wax sànq ne la y a des médecins yoo xamante ne nee nañ feebar bi xam nga tey jii daa am benn affaire bu ci am mooy feebar bi est-ce que fi mu li ñu wax ni feebar bi fa la toll est-ce que feebar bi toll na foofu loolu la ñu war a xool ba pare gravité feebar bi
est-ce que toll na ko xam nga feebar bi da nga koo étalé boo xamante ni tey jii ma ñi ngi def émission sax mais ni ku si nekk sa conscience wóoluwoo bi nga dee la est-ce que feebar bi àgg na foofu parce que mesure yi ñu jël moo rëy xeet ci début bi mesure yi dafa ngande parce que dañoo ngandeloon feebar bi mais bu ñu demee nag tamit boo demee tey jii ba nga xamante ni feebar bi àggul foofu da ngay wàcce waat nag xoolaat nan ngay régler affaire yi ba pare nit boo dooree njiitu réew da ngay nangoo déglu critique moom force day am faaw ñu critiquer la mais bul séddee. kon critique yi waa opposition bi def d'accord. boobu ne ma parle pas de opposition bi man bu ma wax opposition critique bu ma koy wax man dama koy wax ci waa kër docteur bu ma wax ci waxu opposition bi tamit opposition bi mooy déglu ma. mais ci la ñu bokk. dama ne la opposition bi dama ko mas a wax opposition bii nekk moom jamono ji Sénégal seen bopp lañ fi nekkal. yaa ngi dégg élection bu jotee ñu foor seen i ndënd di tëgg ñëpp di dégg tey jii opposition waroon na doxee beneen xeetu doxalin lu dul ne fii di kaas. jéem a jël koppar yi xam nga tey jii bu élection ne woon këtt na jon pour nu mën ay milliards lañ ciy def waroon nañ mën jàppale seen militants yi donc kon bu ma waxee opposition. jërëjëf PDG kàddu am na solo waaye Ousmane ba tey damay ndëkkati ko ci point boobu ndax doon na point bu am solo ndax situation bu demee ba toll fii nag faaw ñu koy waxtaanee te Sénégal ñu dëkkal ñëpp ñoo ko bokk yow nag macha allah en tant que koo xam ne dafay analyser modérateur ana lan la opposition bi waroon a joué ndax ci njëlbeen defoon na ko te buñ dem ba ci bu ñu bàyyee ba ci mujjante bi ñu bëgg am beneen taxawaay bi rek day am leneen lu muy bëgg a traduire te ana ba noonu rôle la ñu waroon a tey jii gënoon a occupé au lieu de lâcher le président Macky Sall. monsieur Kounta gis nga fi débat bi toll nii yow sax yaay may buzz opposition nga baal ma yow. non monsieur Kounta on considère gis nga ñii jaruñu sax may buzz politique jarul may buzz ci lu mel nii xam nga lu tax dañuy détourner conscience bi c'est leur but. La majorité ils veulent détourner réalité nit ñi li si gala da wax léegi docteurs yi faj nit ñi ñu wér xool mooy ñu fi jëlee feebar bi mooy problème bi opposition baleen foofu ku ne na wax loo xalaat mais nañ jublu ci lii dama la ko ñaan rek dama la ko ñaan monsieur Kounta gis nga bul may gars yi bës ñoom bu ñu amee seen wax nan ko wax ñun la ñuy wax mooy la ñu war a def mooy li Pape Galaye wax léegi nan jéem a wuti moyen dimbale ñi leen toppoon ba ñuy campagne am na ci ñoo xam ne sonn nañu amatuñ ñu lekk nañu wuti moyen nañu wuti woon moyen dimbale ci ñooñu te ba wax ji fajul dara mën nga joxe nag sa point de vue joxe sa xalaat ñu xool ne président ñi ko wër am na ñoo xam ne loo wax gis nga fi fii la preuve dafay nekk ci sa chaîne YouTube wax fa dara ngoon digdeel si la lépp la ñuy suivre suñu débat bi ñu dañ koy suivre donc da ngay wax loo xam ne au moins dina jëriñ nit ñi mais loolu mooy un bénéfice ci période bi ñu toll mais bu ko jël profité di wane sa bopp wala profité bëgg am ay loolu amul njariñ def na nax sa bopp yomb na waaye ndax yàlla gën a jafe. jërëjëf ni nga ko terminé ma rek demee nax sa bopp yomb na waaye ndax yàlla moo gën a jafe bon mu doon kàddu yi nga xamante ni moom la suñu consultant Ousmane Mbaye tëral mu doon kàddu yi am solo waaye ba tax na ñu ngi xamal ne dañuy dese woon ci temps bareetul kon dañu profité rek ku joxlu ci la nga xamante ni mooy suñu thème du jour comme ne ko émission bi yittewale mu doon thème boo xamante ni saa suñu lañ ko bëgg di ko dégager maanaam di ko dégager ngir nit ñi toog di seetaan mën a am luñ ciy tarxelu tey nag dañu jàpp ne waxtaani mooy la solidarité l'entraide face aux situations de besoin dimbalante gi ak jàppalante ci bu ñu tolloo ci yenn situation yu jafe yoo xamante ni ñun dañ koy yittewoo tey jii ma lay laaj rek Ousmane ana lan moo ci sa xalaat. waa dégg naa lool ci question boobu monsieur Kounta voilà une question boo xam ne ça mérite da ñu taxaw ci gis nga réewu Sénégal dafa am lu fi am loo xam ne dañ ko war a wax nga baal ma ci kàddu gis nga naafeq baaxul nit boo gëmee sa réew da ngay gëm ñi ne sa réew gëm la ñuy def ci réew mi boo jëlee les pays asiatiques premier producteur mondial ci wàllu agriculture affaire ceeb mais dañoo gëm seen bopp je te donne un exemple de la Russie mooy premier exportateur mil surtout denrée yooyu xam nga Russie
bi mu xoolee ren ak mbirum Covid bi dañu benn du ma exporter dara di lor sama réew mais xoolal ma boobu décision te mënoon nga te yaay premier producteur xoolal li ma lay wax ñun Sénégal gëmuñu suñu bopp te dinaa la firndeel lu tax gëmuñu suñu bopp boo gëmul sa bopp mënoo dimbalante je te donne un exemple dama Auchan dañuy rang ba tourné te ginnaaw koñ ba di rang pour ñëw jënd ci biir te li fay jaay am na ci marché bi te ña koy jaay say mbag ni jaay la say bàjjen nga romb leen fa ñëw di rang pour jënd ci biir fii la nga xam ne la muy fa mu jëm duggul ci koom-koom réew mi loolu loo ko tuddee non je te dis dama la pose question loolu nu koy tuddee nen tablette nen nga xëy na sax marché ba la gën a yombe mais yow nen bi maa ngi ko jëndee biir Auchan xamoo ni ci biir loolu yaa ngi rey sa économie te xamoo donc nit ñoo njëkk a foo seen bopp man c'est une chose la majorité des gens ici duñu réfléchir ci laa jàllee ci l'entraide ceeb bi ni jënd di ko jox population yi mais foofu état bi dafa daanu ba gëlëbu benn moyen bi tardé fi mu ne ba tey ma lay wax nii am nañ jotagul ceeb jotaguñ dara ah man bi may dem Touba keroog maa ngi romb ñaata camion ngi gaare ceeb bi te pënd gën a pënd dalee wal ni yàgg nañ fa mun ñoo joxe ceeb bi parce que nen dañuy xaal dawlin beeg suukar si mais tu te rends compte ñooñu kan la ñi ngi leen koy jox xanaa da nga leen fekk ñu dee ba pare nga doog leen ko jox seen bëgg mais pourquoi pas nga utiliser les opérateurs nationaux yi nga xam ne dem nañ ba mu Orange Money mii rey leen baal ma publicité bi mais dama bëgg mu leer fii dañu war a gëm suñu bopp je te donne un exemple waree sénégalais ko moom moo ko jënd nga jël jooni sénégalais ko moom mais ñooñu ñëpp nërmeelu nañu ndax lan des sociétés étrangères yi ñu dem nañ ba incorporé ci même campagne bi nit ñi boo damay wax naan Orange Money dafa dem ba ñu inculper ko dans les esprits des gens pourquoi on permet à des sociétés extranationaux ñu ñëw di jël suñu économie di ko puiser di ko yóbbu itam ne loolu mooy développement. léegi loolu am na ci saafara ngir gën a mën a. saafara bi mooy dañu waroon li ñu def ci ceeb bi jaru ko woon on dawla na def ni Côte d'Ivoire def jam benn bal ngay ñaari picc mooy la yow da ngay jël li affaire bi jaarale ko ci ñooñu suqali leen en même temps ñee teel a jot seen yëf dañ ci coon bu ñu ko defoon dina am coow li yëpp mais bëgg a jël ay ceeb gàngaan ay camion tourné fii te loolu ba léegi jamono ji moo lay wax amu ko kon nañu xoolaat suñu bopp. kon nañu xoolaat suñu bopp kon Pape Galaye PDG loolu ana noo koy jàngatee ndimbalante gi lu war suñu biir dañuy xaar ci état di ko séntu ci autorité yi bu ñu toll ci yenn situation nga xamante ni ay situation de besoin la ana loo koy jàngatee. fi sama naataango bi daanelee rek ndax daa mel ni li ci gënoon am solo wax na ko. maanaam ci tënk rek. voilà ci tënk maanaam mooy li may wax rek. maanaam moom laa ko doon wax ci début ba lii yëpp ñàkk waxtaan la ak ñàkk yéenante ndax tey jii li mu wax dëgg la ay ceeb xam nga Sénégal dañoo war a bàyyi foog ni ñun Sénégalais dana am problème mu lekk ak naan amuñu problème boobu Sénégal amuñu problème lekk ak naan Sénégal rek mooy pays boo xamante ni kër boo dugg lekk fii rek la am te kenn du la xoolee benn bët am na ci nag ay nit yoo xam mooy loolu mais daanaka li ëpp ci Sénégalais yi heure boo duggee seen kër balaa añee def ñu téel nga lekk kon amuñu problème lekk amuñu ko mais da cee am loo xamante ni mooy li muy wax état da cee daanu te day nangu da cee daanu te loolu li ko ni mooy ñàkk waxtaan gis nga lii mënoon ngaa dimbali société yi daanu comme ni mel ni ay jon-jon yu waree pourquoi tey jii mënoon ne da ngay dox développement te doo leen jàppale ndax lan ay affaire de politique lii moo dul woon mbir moo xamante ni dañ cee war a séntu politique muy côté état di côté opposition mais dafa mel ni que am nañ fi ay opérateurs comme ni ko waxee ay opérateurs économiques waaw ma ne jooni mi ngi fi wari mi ngi fi te ay sénégalais ñoo ko moom comprendre te nit boo koy dimbali da nga koy dimbali ak sutura ku ci nekk mënoon naa toog affaire bi ne ñëw sa courant bi nu mu ko fayee waaw nu mu ko mayee dinoo lan ko fay pourquoi ci coow dégg nga coow pourquoi dañ dafay courant bi dafay ñu ko lii te da lay leer ni séddale bi du demee ni mu war a demee lii maa la ko wax nii da nga dégg coow am na ci séddale mu ceeb
li ci war mooy dañ ko gis nga affaire ceeb bi man dama ci mësta d'accord musuma cee nam gis nga affaire ceeb bi gis nga li sama naataango bi daal Sénégal dafa bëri nañ ñu baal mais dafa bëri ay naafeq ay nit yoo xamante ni gis leen ma moo leen jaral na leen lu ne dañuy gis société bëri na société yu dàq seen employé du dul jeex ci lan ay mënatuma leen a fay nangalaan te jël xaalis bu bari tam jox ko état bi ban sens la am nga gis ay kilifa yoo xamante ni tey jii kon yonu ne kër gënu den na lekk ñu romb leen fa jël alal ga dem joxe ko di puukare voilà nga lax jaay de wax dama ne gis nga nit dama ne la gis nga feebar bi am na ñoo xam gëmuñu ci yàlla feebar bi boo ci gëmee yàlla soo yoree dépense tey suba di nga jël sa dépense suba xool ki nga dendal te lekkul nga jox ko ndax xamul ba xam est-ce que yow lenn da ngay yow tey jii bu la ñaan ñu ko yàlla yow mii di kii bu la feebar daree ñu quarantaine la ko lay dimbali mais say dëkkandoo moo lay dimbali kon da ci am loo xamante ni nan ko xool balaa ñu koo def nit ñi maanaam xam nga tey jii daal lu ma bëgg a leeral gis nga suñu borom bi ñu sàkk indi si àdduna dafa organiser àdduna bi daanaka secteur boo dugg muy koñ wala dëkk wala foo dugg am na nit ñoo xamante ni mën nañ dimbali waa koñ boobu te du wàññi seen économie dara pourquoi mënuñu koo def boo déggee man la ko ne opposition bi bu ma wax seeni wax ñoom loolu ñoo ko waroon jiitu ñi leen sonal nekkal leen ci naaj bi di leen amul benn opposition booy gis muy dem ci ay tee débat dañuy toog rek ñu leen di liggéey ñooñu di leen liggéey tey jii bu ñu leen jàppale woon coow du jëb nii kon wàllum organisation boobu jàppoon naa ne man mbiri ceeb yeeg diw ñun si suñu jëmmi boobu nga xam ne ku si nekk suñu borom wërsëgee na la dara mën ngaa jàppale ay nit te coow du jib fenn mais nekk di wax di kii nii maa jox état bi participer amul sens Sénégal loolu lañ war a bàyyi tey jii mën ngaa da nga koy gis nit feebar fi ñu bàyyi ko ba cas bi critique ba ñu yóbbu problème bi tere nga gis ku si nekk ñëw naan maa si daf yi maa daf la loolu amul sens doo ci am yàlla doo ci am yonent bi doo ci am dara voilà très bien doo ci am sens doo ci am yàlla doo ci am dara bu doon ay kàddu yu PDG tëjee kon Ousmane dama bëggoon daal wax ñu kon dimbali daal tey laajul ni am na neneen bu ñu ko waroon a gën a mën a doxalee du dul nii maanaam ci 1 minute rek waaw ci laay tëjaasee sax parce que mel na ni li nga wax temps bi xoj na ndimbal li nañ ko waroon jafe wax naa la ko ci wàllu économique ci wàllu opérateur yi donc le coût est déjà parti donc fi mu ne moom nañ mun rek di ko war a jot ko mais li ma bëgg daal tëjee ko mooy xamal ni feebar bi am na njàngale bu mu fi baax li ma bëggoon baaxee ñun suñu internet feebar bi dañ ni da ngay takk masque da ngay set da ngay toog te loolu yàllaa ko njëkk a digle nit da ngay maandu loo xamul nga noppi ci man su ma sañoon sa masque yi duñ ko dindi ñëpp takk seen masque continué nga am nit ñi war a noppi boo wanul wax lu am njariñ nga noppi boo mënul wax lu baax nga noppi ndax ñun xam nga li ñuy wax njariñ la parce que dañoo gis ni lii ñuy wax ni njariñ la ci nit ñi moo tax ñu koy wax bu doon loolu dañuy téye suñu làmmiñ li tax ñu génn di def ay émission parce que dafa am lu ñu war a wax muy njariñ ak ci li ma jàpp beneen bi set yàllaa ko njëkk a digle ndax yow jàpp da ngay jàpp suba ba ngoon kon boo setee am na lu bari loo xam ne xëy na mën nga cee mucc beneen bi mooy toog nit ki boo nee sa kër munoo dem nga toog boo waree am loo war a dox nga dox ko wasalaam di déggalu ñëpp nag di ñaan suñu borom nangu ñu suñu yéene la jërëjëf suñu consultant Ousmane Mbaye ni nga ko waxee noonu rek la demee ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci teew bi nga teew tey suñu biir plateau di jaajëfal bu baax suñu PDG Pape Galaye Mbaye ci seen teewaay am na solo trop ñu koy rafetlu lool macha allah xam naa ni nii rek la mënoon a demee incha allah temps bi moom moo ñu xotti mais du ñàkk ni incha allah semaine bu ci nekk di leen ñëw defal leen li nga xamante ni moom mooy seen émission Eco Essentiel fa seen waxtaanee li nga xam ne moom mooy actualité tolluwaayu réew bi rek lañ ci waxtaanee ngir jéem a def seen i baax neex jéem a aussi indi leen li nga xamante ni moom moo gën ci yéen kon xam naa ne dañ leen di jox dig daje rek mbokki internet yi ci beneen numéro incha allah ci bu yàggu dara avec la Mafia.